ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn mbir boo xamante ni daanaka jur na coow muy mbirum Moustapha Cissé Lo ci benn audio bu mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Yakham Mbaye ak Farba Ngom maanaam ñoomi neen la ñoom waa APR. mais comme ni ngeen ko xamee yenn sujet faits divers yi wala ay divergence yu opposé ay doomi aadama surtout ñi nga xam ne ci nguur gi lañu bokk mën nañ ko aborder ci beneen manière ba sénégalais bu ci nekk mën ci am jàngat bu yaatu maanaam beneen gis-gis. loolu mooy kaawu audio Moustapha Cissé Lo bi nga xam ne ñu bari jot nañ ko partagé ci réseaux sociaux yi ci mbir yu ni mel ñun duñu attardé wu ci li gën a choqué nit ñi muy tey saaga yi. saaga yi moom ñaaw na ba ñemewuñ ko sax jàllale yaakaar naa ni yéen ñëpp jot ngeen si mais ci biir saaga yi Moustapha Cissé Lo daf ci def ay révélation yoo xam ni bari nañu ko fi jibaloon ay bés ci ginnaaw wala ay weer mais amul woon suite muy wàllum détournement maanaam tàccum xaalis gu bari ci yenn projet yi fi nguur gi samp ñu mën ci lim terre bi wala rénovation building administratif bi dem sax ba ci séddoo suuf ak semence yi nga xamante nii ñenn ci ñu bokk ci nguur gi te am ay tool ñoo koy séddoo. te révélation yooyu noonu benn bu ci nekk mérité na procureur autosaisiru maanaam woo Moustapha Cissé Lo ak ñi ñu tuumaal ci mbir mi comme niñ ko defee ci yeneen cas fi jotoon am ci ginnaaw te mu gën a moins grave li Moustapha Cissé Lo jibal kon tey procureur de la république am na occasion ngir ñu leeral alalu sénégalais yi fi mu dugg parce que benn bu ci nekk cas yi Moustapha Cissé Lo jibal benn boo ci jël ay milliards de francs CFA la yoo xam ni tey ci lañ nar a def taxaw seetlu gannaaw ba Moustapha Cissé Lo bokk ci biir nguur gi xam la fay xew maîtriser yenn dossiers yi jibal na ko ñu fas yéene ko waxtaanee tey. ci sàll bu fajul li may faj ñëpp lay boole saaf see ci biir géej gi building beeg bi ñu sàcc ak xaalis bi ñu sàcc ak. ñoo ko déggandoo benn ci point yi Moustapha Cissé Lo njëkk a souligné mooy wàllum building administratif. muy benn projet boo xamante nii coûté nañu ñun Sénégal lu jege 40 milliards de francs CFA. du lu bees nag maanaam li ko Moustapha Cissé Lo wax tey souligné ko ci benn audio newul lu bees xëy na dafa fàttali benn ci ay scandale yu am ci nguuru Macky Sall te fi mu ne ñu bari fàtte ko parce que scandale yi moom dafa bëree bëri te ci bépp domaine nag ba bu ñu nekkee ci benn dossier di ci coow beneen day ñëw dollee ko ci ba ñu far fàtte bi ko weesu mais kaw building administratif bi li ci xew dafa garaaw. te loolu député bi nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diallo yuuxu na ko fu nekk ay jamono ci ginnaaw mais comme niñ ko waxee rek scandale bu am beneen day ñëw tegu ci ba du am topp bi ci war des fois sax ñu manipuler doomi aadama yi ak benn information boo xamante ni day tax ñu fàtte li nga xamante ni moo ëpp solo mais li xew ci rénovation building administratif bi di immeuble boo xam ni yenn ci ay ministère fa la nekk te Moustapha Cissé Lo wax ko ci audio bi dafa yéeme. bañ koy annoncé en 2014 maanaam projet de rénovation bi te jamono jooju Abdou Latif Coulibaly nekkoon secrétaire général du gouvernement bu Macky Sall moom Abdou Latif Coulibaly dafa ne woon rénovation bi dina coûter Sénégal lu toll ci 17 milliards francs CFA. Abdou Latif Coulibaly nekkoon président wu comité de pilotage bi jotoon sax envoyé lettre bépp média le 4 octobre 2014 pour expliquer anam gi ñu attribué marché bi. lii benn partie la ci lettre bi nga xam ne Abdou Latif Coulibaly jébbaloon na ko média yi jamono jooju mu ci leeral ni defaraat immeuble bi dina dikkee Sénégal 17 milliards maanaam projet bi yëpp mais ndekete gaa yi ci seen i njuuj njaaj dugal nañ ci ay ndëgg sërëx ba yóbbu projet bi ci lu jege 40 milliards de francs CFA maanaam li waroon coûter 17 milliards ñu yokk ci 23 milliards mu jege 40 milliards comme niñ ko waxee sànq. député bi nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diallo alerté woon opinion bi ci page Facebook am le 28 août 2018 ne projet bi romb na li ñu leen wax mais mujjul woon fenn ñaari at lañ ci teg ki bokk ci ñoom di Moustapha Cissé Lo dëggal ni gars yi dañoo sàcc ay milliards ci projet de rénovation building administratif boo xam ni 10 étages képp la moo tax ñu ne leen audio Moustapha Cissé Lo bi buñ ci rek jàpp saaga yi mais nañu bàyyi xel ci révélation yu garaaw yi nga xamante nii jibal na ko. ci sàll bu fajul li may faj ñëpp lay boole saaf see ci biir géej gi building beeg bi ñu sàcc ak xaalis bi ñu sàcc ak li ñu sàcc ci terre beeg lépp lay dugal ci seen saam leen ñoom ñëpp def ci géej gi. ñoo ko déggandoo Moustapha Cissé Lo gannaaw ba mu noppee ci projet rénovation building administratif dafa tudd également. terre bi muy projet boo xam ni digoon nañ ni jamono jii dina fekk muy daw mais furaas dala xëddeem mais bu weesoo yéexaayu démarrage yu terre bi li ci gën a yéeme mooy lim ñu nar a coûter
ci xaalis njëg boo xam ni chaque fois ñu daal di ko yokk comme niñ ko defee woon ci projet building administratif bi te lépp nag di xeetu sàcc xaalis. jamono jooju itam beneen député muy Ousmane Sonko artu woon jëwriñ yi parce que député yi aussi ñoom loolu mooy seen njariñ assemblée pour ñu fay teewal askan wi di caytu itam anam gi ñu yoree réew mi moo xam Ousmane Sonko moo xam Mamadou Lamine Diallo moo xam yeneen député yoo xamante nii jotoon nañu addu ci mbir yu nu mel mais jamono jooju ak TER bi Sonko artu woon leen ci fausse information yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe ci projet TER bi ngir càcc xaalisu sénégalais yi. TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne TER bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais ni mu ko justifié woon mooy taxes yi lañ ci dugalul mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC. Première phase bi rek dépassé na 1000 milliards boo jëlee tous les contrats que j'ai muy contrat wu soo jëlee les montants initiaux les avenants transfermes les avenants transconditionnels TER bi dépassé na les 1000 milliards. Deuxième élément bi muy les délais de livraison du TER bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais yi au mois de janvier 2019 janvier 2019 bi ngeen ñëwee da ngeen inauguré TER laa ne bu Macky Sall duggee ci TER bi dem Diamniadio bu dellusee santatuma Sonko ne leen TER bi du daw fii ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test 6 mois juin boobu ngeen joxewaat novembre passé na jusqu'à présent pas de TER loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te di joxe de mauvaises informations au peuple loolu daxalul ab réew. lii c'était en décembre 2019 juróom-ñetti weer après Moustapha Cissé Lo dëggal ci benn audio ni gaayam yi sàcc nañ xaalis gu bari ci projet TER bi mais bu ci yemoon mu neex moom Moustapha Cissé Lo dafa def benn révélation bu doy waar ci semence yi maanaam ji gi ñu war a jébbal baykat yi nga xam ni ci suuf gi la ñu yaakaar semence googee ñi nekk ci biir nguur gi di ko jël di ko paccoo di ko jaayante seen biir. lekkatu riba bi mu doon lekkatu suuf bi mu doon ku suufu Ndakaaru sépp dagg na ko jaay ko mais danaa moom moo mérité dem kër yi fa Karim demoon mu tëdd fa te dees na ñàpp tôt ou tard bu dee day nekk di yàq rek danaa jox ko kay live bi maa ngi koy yónnee Aly Ngouille pour mu jox ko président Macky Sall. sàcc yi nekk ñi ministre directeur ku mel ne Farba jaay suuf si di lekk danaa. yow bi may wax ci affaire gerte gi Farba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass Cheikh Seck ay meeru jabaram jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko. Maysa Sele Ndiaye jox nañ ko 70 tonnes jox Sele ma nekk fële 10 tonnes yow joxuñu la wax naa la ko nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàpp doo ci man dara damay demal ci procureur sax. ngeen gis ni kon dañu nekk di assister ci benn pàccoo goo xamante nii kenn mënu ko naatable pàccoo milliards sénégalais yi jaar ci projet yu mag yu ci mel ni building bi wala TER bi. pàccoo également suufa Sénégal ak semence yi ñu jàpp ni waroon na jëriñ néew di doole yi nga xamante nii ci wàllu mbay lañu yëngu. te bu ñu boolee li Moustapha Cissé Lo wax lépp new lu ndaw ay milliards de francs CFA la yoo xam ni bu dellu woon ci Sénégalais yi lu bari mënoon na soppeeku ci biir réew mi. building administratif yokk nañ ci 23 milliards TER bi yokk nañ ci plus de 700 milliards te FOURAS. te ba Cissé Lo defee sorti ba léegi gisuñ procureur réagir te monté ay bés ci ginnaaw ay nit wax nañ lu gën a moins grave li Moustapha Cissé Lo wax ñu nëbb leen jant bi. te pourtant bu ñu xooloon ci France bi nga xam ne ñun suñu njiit yi ci ñoom la ñuy roy di leen toppandoor ki fa nekkoon jëwriñ gu njëkk dañ ko teg ay daan fan yu weesu moom ak soxnaam ndax luubal lu ëpp 700 millions ci suñu xaalis jaare ko ci créer ay emploi fictif waxuñu ay milliards yoo xam ni dañ ko sàcc ci réewum France mais 700 millions buñ ko xaymaa ci suñu xaalis lu jëwriñ gu njëkk def moom ak soxnaam ñu daan ko moom François Fillon 5 ans de prison maanaam juróomi atu kaso yoo xamante ni ñaari at yi da koy tëdd boole ci moom ak soxnaam ku ci nekk fay 375 000 euros fay ko réewum France yemuñ ci ñu ne ko yow François Fillon fii ak fukki at doo mën a yóotu ndombal tànk ci réewum France
donc suñu réew yi nga xamante ni dañuy toppandoor France doon na gën a am solo buñ doon toppandoor jëf yu nu mel mais gis ngeen ni ñun bu ñuy roy France duñu roy ci ñoom lu baax comme exemple bii ñu leen jox mais fii da ngay ñëw gis ku sàcc ay milliards di doxi soxlaam ndax lan ci nguur gi la nekk ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoon duñu ñemee wax parce que kuréel googee dafa dépendre ci pouvoir exécutif bi dañ koy jox ay ndogal muy jëf maanaam président moo teg loxo ci yoonum Sénégal ba duñu libre pour def seen liggéey comme na mu waree. tey li Moustapha Cissé Lo jibal bu doon ci réew boo xamante ni yoon la ñu nekk bu doon ni sàmm intérêt sénégalais yi moo fi teg ñi fi ne dinañ ubbi dossier yi mu soulevé parce que kenn gënu koo xam li ne ci biir moom acteur la ci biir gouvernement bi moo àndoon ak ñoom ba ñu falu moo nekk ak ñoom ci jamono gi ñu yoree réew mi ba léegi. kon ñi ñu dénk wàllu wi moo xam ci wàllu yoon moo xam assemblée nationale moo xam organe de contrôle yi war nañu jël seeni responsabilité bu dee ni Sénégal kese moo leen ñor ndax li ñuy xëy di ko sàcc sénégalais yi buñ ko delloo woon askan wi Sénégal romb na réew yu bari. donte amuñ ci benn yaakaar nag parce que comme ni ngeen ko xamee dañu nekk ci réew boo xamante nii kumba am nday la ak kumba amul nday mais lañ ci jublu woon mooy wan leen ay mbir yu Cissé Lo jibal ci ay kàddu te mu war a interpeller bépp sénégalais ci banditisme ak càcc gi ñu yoree Sénégal te ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñooy encourager mbir yooyu noonu. beneen mbir aussi bi ñu mën a jàpp ci problème bi mooy sénégalais yi war nañu mën a xippi seeni bët xool yan doomi aadama ñoo yor ndombal tànk ci biir réew mi dénk leen ay mbir ngir ñu war koo doxal yan xeetu nit la mooy nit ñoo xamante nii kenn nawu leen ci xam-xam kenn nawu leen ci jikko kenn nawu leen ci doxalin ndax fu ñu jëfee wala ñu wax doomi aadama yëpp xeeb leen tey doomi aadama yooyu noonu ñoo nekk autour du président wóor ko président bi itam di leen encourager ci mbir boobu noonu te nee nañ ñooñu ñoo war a doxal Sénégal ñooñu tey destin wu Sénégal ci seen loxo la nekk kon ñun ñëpp war nañu tiit bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ndombal tànk ci biir réew mi seen doxalin koo xamante nii ay fayantoo la ay règlement de compte ngir gën a duufal sa poche wala am place bu gën a kawe tey ci loolu la ñu nekk maanaam ñi nga xam ne ñoo ñu jiite tey xëyuñ ak gontu ci li nga xam ne mooy yitey sénégalais yi mais dañuy dox ci seen i mbiru bopp di xeexante seen biir di tamante dëmm seen biir kon ñun ñëpp war nañoo tiit ci ëllëgu Sénégal parce que xam ngeen ni ku mënul gérer parti politique maanaam yow benn parti ku leen mënta gérer régler seen i problème seen biir yow kooku boo ñu nee mën nga jiite Sénégal mën nga gérer ay millions yi sénégalais xel mënu koo nangu. tey bu amee lenn lu ñu mën a jàpp ci situation bii loolu kese la njuuj njaaj yi nga xam ne Cissé Lo fësal na ko waaye itam ñàkk kilifa gi nga xamante nii moo am ci ñu jiite réew mi ba mënuñoo gérer seen i problème bëgg nag gérer problème mu sénégalais yi loolu yenuwul maanaa. donc jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.